ni ñuy jàng école tax na ba perte loon nañ ñu bépp estime ci ñun xamuñu suñu histoire xamuñu suñu maam yi ban taxawaay lañ amoon. yooyu yëpp parce que ñi falu toog ci bopp réew yi musuñoo ñëw pour un Sénégal pour les Sénégalais musuñoo ñëw. bu ci amee kenn koo xamante si nii tey ji amoon na benn njukkal bu ñu koy delloo toujours président Abdoulaye Wade lay doon malgré sa mauvaise gestion amoon na benn fibre patriotique bu nekkoon ci moom malgré tort yi mu def yépp amoon na benn fibre patriotique bu nekkoon ci moom. donc du tax mukk remercier ko du tax mukk ñu fàtte yenn problème yu mag yu mu causé aussi moom aussi. mais au moins moom amoon na benn fibre patriotique bu nekkoon ci moom ñeneen ñi fi nekkoon ñëpp dañ doon servir les colons. kañ la loolu di jeex kañ la leen yàlla di teral defal leen lépp loo xamante si nii moom la réew di soxla pour avancer lépp loo xam ne réew mu ko am di avancer xiif dootul am sa dëkk hôpitaux yu bon dootul am sa dëkk tali yu bon dootul am sa dëkk chômage dootul bari sa dëkk lépp lu ab réew di soxla pour mën a dund bu yemb boobu noonu ñun yàlla defal nañu ko. léegi naka lañu yàlla di defalee xéewal yooyu yëpp ak ngeneel yooyu yëpp ba noppi ñun ñu bëgg a toroxal suñu bopp képp ku ñëw ndax ni ak ñi amuñu xel bàyyil ma nax leen bàyyil ma jaar ci seen ethnie bàyyil ma dem ci olof bi ne ko olof laa rek man ak yow ñoo far bu ko defee ma laal émotion wala bàyyil ma dem ci tijaan bi ne ko man tijaan laa rek bu ko defee mu ne ah kii kat président tijaan bi jiite. bàyyi ma dem ci murit bi ne ko murit laa bu ko defee ah président murit bi jiite bàyyi ma dem ci pël bi ne ko pël laa bu ko defee pël bi ne ah pël bu nekk sama mbokk la rek fa kañ la ñuy yeewu bàyyi voyu tous ces gens la nga xam duñ ay nitu dara ñëw dañu utiliser dinu fen te bu ñu xasee ba toog ñun la moo tax parfois dafa ne suñu biir yi ay biiru xawma lan lañ yor benn xollitu banaan rek ñu suur dan ñuy nax tooñ ñu lu ne ñu def ñu ko bu ñu taxawee daal di xaw a lewatal seen kanam yi rek ñu mel ne comme si de rien n'était comme si dañu amnésique comme si dañoo fàtte que ni bërki démb kii moo ñu def nangam ak sangam toroxal boo ñu mënta toroxal tooñ boo ñu mënta tooñ tey jii président Macky Sall yéen ban sénégalais moo koy baal te boo ko dee baal ci naka nga koy baale wàlliw sax boo ko nekkee mënoo koo baal tey jii yow boo doon baal dégg ngeen ni ku fi toog 12 ans faalewu leen toppatoowu leen napp leen xoqatal leen ñim àndal di sàcc mu leen di fat ñim àndalul di leen tëj ci kaso yi kooku nekk un jour ba nga mandaam nga xam ne li ko dese matul sax 2 ans mu ne dégg naa leen yéen jeunes yi kon mi ngi leen doog a dégg bi mu nekkee doo miir bi askan bi yépp jugee fipp kon boobu lay doog a dégg jeunesse kan ci yéen moo ko gëm kan ci yéen mooy nangu waxam jooju noonu kan ci yéen mooy nangu waxam boobu comme quoi que ni kii dégg na leen wala day bëgg stratégie daf leen a bëgg a calmer ngeen calmer wu mu xëpp leen ndox bu sedd bi ngeen calmer wu pour mu reculer wu pour mën a sauter instant bi ni su ngeen ko mayee mu defaruwaat c'est pour venir vous finir il est dos au mur partenaire am sax ñu ngi koy commencer di bàyyi à travers des messages donc su ngeen ko mayee chance mu defaruwaat c'est pour mieux defaraat ñi ko wër mieux defaraat armée mieux defaraat ses complices pour ñëw finir leen yéen ak seeni leader ak képp ku daan jël position bépp opposant bépp étudiant bépp nit baadoola boo xam si da nga doon jooy jox leen ma sama ak yelleef il va venir te finir. il a fait un discours wàccee baat bi pourtant discours yi mu njëkk a yónnee discours yi ñuy raylu la njëkk a yónnee discours yi ñim njëkk a yónnee discours yi fi indi armée bu ñu ray lañ la njëkk a def. loolu bu ay pexam sotti woon du def discours bu yomb bu calme bi mu def démb parce que ki yónni Aïssata Tall Sall mu tuddee ñu ay terroristes bëgg a légitimer yeneen armée pour ñu dogg suñu dëkk kon kooku daf ñoo bëggoon raylu ki yónni Antoine Félix Diome mu ñëw tudd ay waxu terroriste wax ne dañ ñoo attaqué pour que mën a jox la possibilité à d'autres armées de venir kon xam leen ni ñooñu dañoo bëggoon a raylu kon ñooñu bu seen pexe sottiwul ñoom ñu dellu si waat tenir beneen discours di apaiser ñooñu apaiser wuñu ñooñu pare woon nañ pour indi fi yeneen armée yu leen rey ñooñu apaiser wuñu il faut ngeen comprendre affaire boobu noonu c'est parce que dañoo nekk dos au mur xalaatuñu woon un jour que ni jeunesse sénégalaise dina jug
xoolal bu leen supprimer dara assumer leen seen résistance assumer leen seen révolution loolu waxu ragal la ay ku demoon manifestation supprimer sa for bu kenn ku nekk na nga publier manifestation yi publier leen ko par million est-ce que mën nañoo arrêter par million gis nga nit munoo dem di def yenn combat yi ba noppi nga bëgg a ragal fii looy ragal amu fii bu leen ragal ku dul yàlla en position de force peuple bi moo ko yor arrêté ñuy ragal ay ñaari dóoru lacrymogène wala garde à vue wala kaso instant bi nii suul nañ suñu ay rakk instant bi nii suul nañ suñu ay sœur gënuñu leen a bëggoon dund gënuñu leen a mérité dund te ñooñu ci manifestation bi lañ nekkoon ñu rey leen kon ñun bu ñu assumé wul ne ñun dañu doon manifester kon duñu ay gor ñun bu ñu assumé wul ne ñun dañ doon manifester duñ ay gor ku nekk ci ñun dangaa war a taxaw dëggal sa bopp ne man Mor Talla Gueye ñu may woowee nit dof damaa bokkoon ci manifestation yi su ngeen may tëj ngeen tëj ma su ngeen may torturer ngeen torturer ma mais suñu frère yi ñu gas sul leen ñoom man gënuma leen te tey jii ñoom fa ñu nekk man war naa mën au moins man ma continuer le combat pour eux mais nga naan nëbbal fii ak bul wax ni da ngaa demoon loolu bu ñu ko waxee ñu ngi leen di may luñ bëgg parce que xam nga la moo tax ñuy wër naan dañuy jàpp ak jàppewul dañoo bëgg tiital leen pour que manifestation yii di ñëw ngeen bañ a génn wala seen parents yi leen bu leen génn loolu yépp ci communication la bokk seen psychologie yi la ñuy liggéey. instant bi ñooñu seen psychologie la ñuy liggéey dañoo bëgg ngeen ragal parce que xam nañ que ni bu gaa yi continuer di manifester ñoom c'est mort pour eux et que calendrier bi leen gaa yi imposé calendrier boobu dañuy obligé respecter ko te buñ ko respecté démocratie day ñëw biir Sénégal kenn dootul mën a jël réew mi di ko def lu la neex dañoo xam ni bu ñu insister démocratie day ñëw biir Sénégal loolu moo tax kut ko kut ñu bëgg leen a tiital bëgguñu manifestation yi continuer moo tax ñu jouer seen cerveau yi dañuy arrêté diw mënuñoo arrêté kenn koo xamante si nii yow yaa fi gën sunu frères yi dee donc bu leen kenn dox seen maay ni naan la nëbbal sa photo bul wax ne dangaa demoon loolu yëfu ragal la ñun lu ñu song di ko xeex ak ragal àndul ab système moo fi nekk boo xamante si nii nguur jaral na leen rey ay doomu sénégalais ñun ñu bëgg a moomaat suñu réew ñun ñu bëgg a moomaat suñu àq ak yelleef suñu drapeau yëkkatiwaat suñu démocratie tegaat fi justice jële fi jaay doole jële fi pàccoo bi corruption bi jële fi ay njiit yoo xam ne ñoom ils deviennent milliardaires du jour au lendemain ñoom ñoo ñu tey avancé ñoom ñoo ñu teg naqar bi ñuy dund nii pour ñu jële leen fi il va falloir que ñu fas suñu fit ñu ànd ak jom ñu ànd ak fulla ak fayda surtout Cheikh Ibra Fall warta ragal surtout maam Cheikh Ahmadou Bamba warta ragal surtout maam Alaaji Malick warta ragal surtout Thierno Souleymane Baal warta ragal surtout El Hadj Omar Foutiyou warta ak suñu guerrier yi ñun ñooy seen ay descendants kon tey jii ay Abdou Mbow ay Souleymane Ndéné Ndiaye ay je sais pas noonu lañ tudd ay Souleymane Jules Diop ay Latif Coulibaly tous ces traîtres waruñu ñoo dawloo nañ am police bu leen neex nañ am nervi yu leen neex ñooñu waruñu ñoo dawloo nous sommes des millions buñ ko xamee bu ku nekk téye sa loxo morom ñu génn le pays tremble ñun ñëpp bu ñu àndee le pays tremble donc ñoom instant bi nii nelawuñu lekk ñu naanuñu dañoo tiit mais dañoo bëgg a jouer ci seen mind yi instant bi ñu bëri ci ñoom génnatuñu ñu bëri ci ñoom daw nañ génn seen kër yi ñemewuñu parce que xam nañ ni askan wi bu jugee taxaw même armée bu songoon askan wi day daanu waxuma laaj nag seen quelques policiers yi yoon dina leen atte gis na li ngeen di dab suñu peuple pourtant de fu leen booy yi jekkoo dañuy ñëw nuyu leen ànd ak yéen di way hymne national mais su ngeen demee ba mu mel na yéen seen ay ennemis ngeen jàkkaar lool seen ay noon ngeen jël l'affaire like tout personnel mu mel ne like yow sa ennemi nga jàkkaar lool ay booy yi daw ba làqatu nga wëri leen luqati leen ba gis leen tiire leen bal naka ngoo ko mën a justifier ku yorul woon fetal yorul woon dara
naka nga ko mën a justifier yow loolu noonu naka nga bëggee amour ak respect dox suñu diggante chaque jour ñu def ay discours yoo xamante ni dañuy jéem a apaiser suñu diggante ak yéen chaque jour ñu ne ay naafeq ñoo nekk seen ginnaaw di leen utiliser pour kii leen mais bu leen gisee yéen ci seen initiative ngeen di def yenn yi dañuy wax que ni est-ce que c'est la police est-ce que ñi nekkul ne milice yi leen rax ñooy def yenn yi wala est-ce que nervi yi ñooy def yenn yi mais est-ce que police boobu noonu moo ñëw dàq ay xale yu ndaw yu am 14 ans ba ñu laqat ci ay ron lan ñu fekk leen fa tiire leen est-ce que suñu police sañ na def loolu est-ce que suñu police sañ na dàq ay booy ba ñu nëbbatu ba laqat ci ay ronlal ay booy yu am 14 ans ñu génnal leen fetal tiire leen ñu dee est-ce que suñu police am na sañ-sañu def loolu dama bëgg a xam ndax suñu police mooy def loolu wala milice armée bi mooy def loolu wala nervi armée yi ñooy def loolu gis nañ image yoo xamante ni bisu tey ñun ñëpp dañoo xawoon apaisé parce que manifestation amul te ñu ngi doon déglu lan la gars yi di décider su fii ak semaine bi tey ñëpp seen xol yi dafa xawoon dal tuuti mais bi ñu gisee vidéo yi ñu topp ay jigéen fekk ay xale yu jigéen seen biir kër di leen dóor ñii xale bu ndaw bu waroon defi composition lundi ñu dóor ko bal ak keneen koo xam si ni ñi ngi naan bi muy génn yuur yi da doon sotteeku tey suñu xol yi dafa xotteekuwaat